asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di am mbégte di dalal tey ay kàngam ci mbirum caada mbirum culture bu ñuy wax Sénégal culture am na solo loolu ci réew mi ndaxte daanaka moo yore réew mi même bu dee sax ñi nga nguur bi ubbee ñu bëri xamuñu fulam fu mu yem ndaxte soo demee France partout culture bokk na ci économie réew mi surtout si duñu produit intérieur brut France tey 2% de son produit intérieur brut culture moo ko yore ndax activité culturelle yi réew mi nag culture dafa am solo culture nag dafa yaatu gis nañu fan yi nag ci réew mi wax yi nga xamante ne sénégalais xamuñu ko woon wax diggante butikantu xeet di nga xamante moo taar réew yu bëri ay communautarisme alors que réew mi am na mi nga xamante richesse bu bëri mooy cousinage à plaisanterie diggante séeréer ak tukulóor diggante joola ak séeréer diggante njaay ak jóob diggante ñaa ak baa yu bëri daal am na ci réew mi nekkoon li xamante ne mooy suñu très fond culturel bu ñu amee jafe-jafe dañ koy am recours ci loolu waxtaan ci dépasser problème yi loolu moo tax tey ñu am mbégte dala ñaari kàngam ci mbirum culture Kalidou Kassé artiste peintre kenn du ko présenté Sénégalais yi kii di Marbot Fall kenn du ko présenté Sénégalais ndax xalimaam ndax lu mu bind lu mu gis suñu mbirum culture ñu ngi leen nuyu di leen dalal suñu studio bëgg waxtaan ak yéen ci réew mi dañoo concept nag Marbot Fall yow écrivain nga bind nga di gëstu société bu baax que réew mi temps yi dafa bari wax yi xamante ne xamuñu ko woon ci réew mi yéen homme de culture yi naka la ñuy war a def pour réew mi ku nekk ab yelleefam waaye ñu mën a dépasser ku nekk mën a respecter moromam. jërëjëf Abou Alassane Abou Diop kontaan naa bu baax ci li nga ma dalale ci studio ITV bu mucc ayib bi ma di leen ci sargal. jërëjëf kontaan li tax ma gën a kontaan itam maa ngi jàkkaarloog sama nattango bi muy Kalidou Kassé nga xam ni moom tam ràññee nañ ko ci li muy yëngatu muy peintre mu nga xam ni day nataal di defar ay nataal yu rafet di ko couleur ba nga xam ni tam dana am jëmm joo xam ni ji itam sénégalais yi dinañ xàmmee seen bopp ndax loolu moom mooy ñun suñu liggéey man taalif kët laa damay bind ci wàll yu bëri wante tam damay gëstu ci wàllu caada ndax caada am na solo bu baax te ñun sénégalais sax waruñ ko mën a gannaawal ndax ñaari yëf bi ci jëkk mooy dañoo am caada joo xam ni dafa dëgër nga xam ni fu ñu egg moo ñu fa eggal buñ ci sukkandikoo yàlla baaxe ñoo tam ki nga xam ni yàlla moom la jëkk a teg ci bopp réew mi muy boroom xam-xam boo xam ni àddina bi ñëpp ràññee na ko muy Léopold Sédar Senghor nga xam ni moom nee na caada mooy njëlbeen muy mujj c'est le début et la fin du développement te loolu na itam ñi ko xamul dañuy réer waxuma réere mbir mais dañuy réer ndax boo fàttee sa cosaan fàtte nga fa nga jóge boo fàttee sa cosaan fàtte nga sa bopp ndax moo lay gindi ndax yow boo xamul fi nga bokk doo xam li la war doo xam fan mooy sa place ci àdduna te nag réew bu dem boo gis rek li dafa sukkandiku ci aadaam ba dem boo gisee tey tubaab yi egg fi ñu egg dafa am ci lu ñu sukkandiku ndax caada mooy fondement loo tabax te tabaxoo ko ci sa caada ci say gëm-gëm ba pare du sori gis nga après la seconde guerre mondiale Japon xam nga dañ koo rasé woon daanaka mais dañoo toog ci seen caada la ñu sukkandiku ba gimmi réew yi ñuy tudd tey ñuy ay Chine ay Corée ak yooyu fan la ñu jafandiku topp ñu ñeneen te keroog rafetlu naa bu baax sargal bi ñu doon sargal
suñu maam ji nga xam ni mooy Amadou Mokhtar Mbow nga xam ni mooy premier directeur général noir UNESCO bañ ko falee la mu jëkk a wax mooy lan man lu may def damay sukkandiku ci samay aada ndax looloo tax ma egsi fii ma egsi tey loolu moom mooy doon sama loolu la moo may niital sama kanam kon ma yem foofu en attendant. Kalidou ñu gis ci réew mi ak aada bi nu mu amee doole ñu gis nag la ñu waruloon souvent gis ci réew mi gis ay wax yi nga xamante ne rafetul diggante sénégalais yi culture bi ban rôle la ci mën a jouer. waaw jërëjëf mon frère Alassane Samba Diop maa ngi nuyu doyen Marouba tey ne ma ko mën a tuddee mooy c'est un muxaddam de la culture. macha allah macha allah ndax def na fi liggéey yu mucc ay fii ci réew mi ak bitim réew tey ay bindam ñu ngi koy jàng ci àdduna di États-Unis partout ci Europe man dinaa ko gis ci bibliothèque yi kon donc liggéey na fi liggéey bu am solo kon tey ni ñu mën a wax ne tey muxaddam su toogee donc am na loo xam ne xam na ko ci réew mi bu mu commencé ba léegi ndax tudd na fi Senghor. tudd na fi Amadou Mokhtar Mbow suñu maam mu doon nag ay repères ndax àdduna dañu wax ne tourbillon bi la nar a yóbbu su demee ba jax da ngay delluwaat ci say fondamentaux ci say cosaan ci sa aada fu may commencé mooy fi Marouba daanalee daanaka ci wàllu cosaan wàllu aada ci importation ci culture parce que dama ne culture mooy li nga xam ne moo ñu lëkkalee parce que la culture est le cordon ombilical entre les peuples. tey su fekkee ne ñu ngi dox ci àdduna nga dem États-Unis ñu jëmmal seen cosaan du la ko wan parce que am na ci façon yu bëri ba ci soo waxee sax Black History Month dañu bëgg a dellu seen cosaan xam ñoom lan la ñu wan fan lañ jógee fan lañ jëm ndax projet de société noonu lañ koy tabaxee nga dem Europe culture seen culture lañ lay wan ndax la preuve soo yegsee tubaab dana yóbbu di wan la ay fort wan la ay en tout cas yi nga xam ne ay musée wala seeni démb lan la woon ak lan lañu fan lañu yegg si tey dañoo yegg si nag ci réew mi foo xam ne man yaakaar naa ne kenn warul noppi. ku ci nekk da nga war a jóg becc sa waar ba ëllëg fa ñu nar a yegg mu doon safaan. ñu war a wax nañu wax ñu war a wax nañu wax te ñi xam aussi di wax. ba yàlla dimbali ñu yàlla aar ñu ci musul ci lii ndax Amadou Hampâté Bâ da doon wax ne donc amul incendie bu ndaw. tout dépend de la nature du combustible bi ko taal. te nag nee nañ ay du yem ci bopp borom toll nañ foo xam ne tey dañoo war a waxante suñu biir. tey waxante dëgg ndax nag paix suñu bëggee mu am aussi dafa war a lalu ci démocratie. démocratie mooy ku nekk sa cër ñu jox la ko. fi nga war a taxaw nga taxaw ko li nga war a jot nga jox ko sa cër loolu mooy indi égalité. ndax inégalité fa lay commencer ba yëf yi mën a déborder ci loo xam ne xaaruñu ko woon. kon tey su fekkee ne boot di compte ci kaw xeet. ñëpp xam nañu lu xew Rwanda. tey ku xool marché yi parce que am na artistes yu mag yu peintre yoo xam ne liggéey nañ ci parce que exposé na ak ñoom Maroc ak un peu partout ñu wane seen dëkk la fam atrocité bi soo ko gisee sa yaram day daw da ngay tiit. ndax man nekkoon naa membre du CNRA xool bi visionné ay film yoo xam ne peut-être suñu wàllu liggéey dañu doon wax ne kat ndekete ay du yem ci bopp borom. te jàmm gën ay. toll nañ nag foo xam ne fukk réew mi dajaloo ñu waxtaanaat. li ñuy waxtaan nag mu doon lu dëgg loo xam ne teg nañ ko ci aada ak cosaan. ndax cosaan boobu mooy tax te ñu dellu soit ci fi ñu war a jóg. wax na léegi Senghor effectivement Senghor tracé na voie bi yàgg na xëy na moo nee na ko mooy commencement mooy fin mu kon ëmb na lépp waaye suñu delloo ci sunu maam tonton Amadou Mokhtar Mbow. mi ngi doon célébrer tey 100 ans. 100 ans nag du 100 jours du 100 mois. lu yàgg la macha allah. kon donc dafa am équilibre ndax bi mu jëlee nekk ñu UNESCO man mun naa ko témoigner ndax maam la ci man. direct ndax sama maam xam sa kase ak yaayu Amadou Mokhtar Mbow ñoo bokk benn pap waaye nag Mokhtar Mbow tey àdduna moo ko moom. ay famille moomatuñ ko macha allah. dinaa la expliquer ne tout de suite bu ko mën a waxee sama yaram dafa daw ndax keroog bi sama maam desee dafa dem ba Jurbel fa la ñu yendu keroog suba ba ngoon. ba mu nekkee UNESCO. dafa doon déplacé ba mu nekkee ministre. defe naa ministre de l'éducation. bés ñëw na chemin de fer ci jamono yooyu gaare otoom sama papa ñu dem jële ko ci atelier yi fekk cheminot la ñu ne ko ku ñu wax Amadou Mokhtar ministre moo lay seet. mu sagal ko mu dem Tambacounda seeti sa maam Aïda Mar ñëw it même chose ci koñ ba dëkk bi yëpp ñu ne ministre bu fi ñëw di seeti maam Aïda Mar mu parce que da doon dox mbokk. kon kooku xam na lan mooy valeur famille. kon donc ñun référence bi ñu ngi fii. suñ ci jëlee ak ay bindam defe naa dinañ yóbbu fu sore sore. li xaw ci réew mi nag wax ji ñaaw ji. waaw
sénégalais yi xëy na xamuñu woon loolu bu bëri xaxar amoon na yu am na waaye dafa xaw a jéggi dayoo. waaw réseaux sociaux yi ñëw ku nekk toog sa kër yore sa machine. saaga ku la nekk wax lu la neex réew mi daal mën a pëccuxu. waaw culture bi ban rôle la ci mën a jouer. ma ne ko man dama tàmbalee rek pour ñu wax d'abord lan mooy culture. yee si nit ñi. ba vraiment ñu xam ni lu ñu war a jàpp la. alal loo xam ni waruñu ko sàggane la. léegi li xew te nga xam ni daanaka ci politique bi la juddoo. ndax loolu la. mooy dëgg. te politique niñ koy defee moo baaxut. ndax politique bu fekkee jaar na yoon rek yemale nañ ko fi mu war a yeme yow lii ngay def politique la ndax yaa ngi yeete. kee politique lay def ndax ci façon am mi ngi yee nit ñi di ubbi seen xel di leen delloo ci seen bopp. man li may bind ay jàngale la. xam nga binduma pour di sànni noonu. mais xale yi ñi samay livre ñi ngi nekk au programme. loolu mooy sama politique. ndax defar nit. te politique loolooy kii wam ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk bokk gox loo xam ni daf leen di lëkkale boole leen ñu xam ni d'abord ay nit lañu. te ay nit dañoo war a def yëfu nit. nit dafa war a nite loolu moom mooy politique. nit dafa war a nite. waaw dafa war a nite. waaw mais nag politique bi boo gisee ñu koy ŋàññ mooy politique partisane. man Alassane laa faral. man diw laa faral. tax ngeen di xëccoo diw séeréer la kii tukkulóor la kii yooyu ñun xamuñu ko. te suñu cosaan lim ñu jàngal mooy benn bopp kenn mënu ko xar ñaar. te ñun ñëpp ay sénégalais lañu. amul tukkulóor amul wolof amul mandeng ñun doomi aadama lañu d'abord nekk ay sénégalais war a boole suñu bopp parce que suñu hymne national benn unité nationale bi loolu la ñu war a sàmm. te mag ñi fi nekkoon ay puso la ñu woon dañ doon ràbb. tudd nga xaxar léegi mais xaxar ci ñu bokk sax waaso ñoo koy def. par exemple wolof yi bu ñu jigéen dee sëy ji di fekk ji ay wujjëm walla wujjëm niñ koy teeroo xas yeeg sànni ko ay xeer ak walla ñu sëlam ko suuf walla ñu tuur ko potu saw yooyu yëpp dañ koy wane ni ko léegi da ngaa jóge sa kër baay jóge sa kër ndey fii kenn du la fi xalamal da ngaa war a góorgóorlu da ngaa war a góorgóorlu te muñ. ndax kocc aussi ba kumba dee sëyi dafa lim ko jëkkalaaj mooy ko lii lan la ci sama bopp mu ne ko mbaxana la. mu ne ko lu ko ci bàyyi mu ne ko woyof boo demee na nga woyof. lii ci suñu kanam nga dëgmal ko mooy lan mu ni ko sën la mu ni ko lu ko fi bàyyi mu ni ko muñ ndax ku am sa mbalit fa nga koy xëpp yow tam boo demee sëy yi nangam yu mel noonu moo am. ndax itam ñun suñu mag ñi wax dëgg yàlla man toujours dama naan ñun dañoo xamul suñu bopp ndax suñu xamoon suñu bopp wax dëgg yàlla du ñu jëggaani dara. ndax ñun suñu cosaan moo gën a rafet ci cosaan yi. ndax d'abord humanisme nitay garab ak fu mën a doon Sénégal moom xam nga réew mu ubbeeku la. étranger yi sax ñoo fi gën a yaatu ñi fi dëkk. kër goo dem heure lekk da nga lekk ak heure bu mën di doon. bañ nañ ko ba dañuy teg bool boo xam ni gana yi tax ndax xamuñu fan la gan bi jóge ak foo mën a jóge. dabal gan. waaw dañuy dalal gan yi. kon nag waxuma la kuy dalal gan waxuma ak ñi nga dëkkal nag sa dëkkandoo te wax nañu dëkkandoo àq la am na àq. ndax balaa sa mbokk yi ñëw sax dëkkandoo yi ñëw te xamoo dëkkandoo bi tukkulóor la xamoo dëkkandoo bi manjaago la xamoo donc dafa am yu sew yoo xam ni dafa war a génn ci politique sax te ñi nga xam ni ñooy def politique nga xam ni ñoom la ñu fal wax dëgg yàlla wala am nañu yaakaar ci ñoom war nañu comprendre loolu ba bu ñu xàjjale suñu réew indi fi loo xam ni musu fee am ndax Senghor séeréer la woon ba pare nekk catholique
ci réew moo xam ni plus de 90% jullit lañu te mësul am problème sëriñ yi nekk fi te sëriñ yee ko gën a jàppale nga xam ni kon boddi konte fii mënu fi am man ba ma nekkee Joal kër Poli Ndong laa dëkkoon nga xam ni catholique la bunt Saloom sëriñu Mbàkke moo fa ne man dama daan dem église damay dugg église ñii di jàng seeni bréviaire man ma yore sama kurus waaw parce que xamuñu yooyu ñun li ñu xam mooy waxtaan juboo diisoo loolu la ñu xam. est-ce que politiciens yi bëgg yàq réew mi ci loolu nag di ko jiital amuñu problème maanaam xam suñu cosaan ak suñu aada di ndax seeni combat seen intérêt personnel ñu ci bëgg nag xaj maanaam xaajaloo réew mi. waaw parce que loolu suñu delloo ci aussi histoire def politique dafa amoon école du parti ndax école du parti da nga fay jaar pour ñu tëgg la tàggatal la préparer la pour nga am ci monde boo xam ne soo fa duggee am na noo fa war a taxawee. tànk ba nga fa war a taxawee benn tànk la mais am na benn tànk boo xam ne sa biir kër lay génnee. mooy éducation bi ñuy def ci yow. parce que nag du politicien yëpp ñoo doy waar. tey am na ci ñoo xam ne ñu ngi politique depuis les années 60. ba léegi jub lañ leen xamal ak teg ko ci yoon. am na sax kàddu yoo xam ne du génn mukk seen àdduna parce que yarewuñ leen noonu. kon ñooñu aussi war nañ leen a jël en référence. absolument ndax mënuñ jël toujours fusé ni yëpp. mais dañu génn ñi nga xam ne aussi am nañu ay nekk nañu ay modèle ñu génn leen wane leen. wax jox leen cër wala leen na ñii kat ñi ngi fi def politique depuis des années. depuis 60 ba léegi ñi ngi teg yi fii ci yoon. kon tey suñu delloo ci éducation. mooy li may wax ni parce que primaire la commencé xam nga dañ doon def éducation civique. éducation sanitaire tey soo gisee éducation civique mooy nooy dëkkee ak population bi. le vivre ensemble. donc la vivre ensemble mooy lan sa dëkkandoo nag mooy sa premier mbokk. ndax tey lépp lu xew maa day taal yi safaan lu mun a am kooku mooy jëkk intervenir say mbokk yu sori door a yegsi. loolu sax Amadou Hampâté Bâ wax na ko encore. mais su fekkee ne ñu ngi dox ci cosaan parce que tey école du parti amoon na ñu préparer xale yi jàppale leen. mu am éducation boo jëlee sa kër yóbbu ko ci école ba parce que ni ñu lay yaree sa kër rek moom nga yóbbu ci école ba. léegi nag loolu yëpp dafa pëccëxoo jaxasoo. ba finalement mais rafet nañ njort ndax tey bi ma gisee tey taxawaayu sëñ Mountakha ci langue politique bi. tey ci suba sama yaram dafa doon daw bi ma déggee tey ki mu yónni muy intervenir di wax démocratie ak paix ma ne sama xel dal na. ndax tey. ñu ngi jël langage boo xam ne xëy na daaw ñu ko dégg ci ñoom. tey yegsi na. maa ngi koy dégg léegi ci rajo bi may ñëw ñu ne yónne kii sëñ Mountakha yónni moo doon wax ne démocratie ak jàmm ñoo mën a ànd ñaar yi mënuñu ko dissocier. donc loolu am nañu yaakaar ne xëy na mi ngi doon commencé yëngatu mais tey dal mun na am. dal mun na am nag ci kaw ñu encore waxtaan mais ak sincérité. ku ci nekk li ngay ressentir nga wax ko. parce que xam ne gaal gi ñun benn gaal la mënuñu koo wàcc. maam Abdou Aziz daana ko wax tey sa ëmb su muccee it gaal gi su muccul da ngay dem ak gaal gi. te tey li fi xew jamono yi weesu jégg na dayoo ëpp na ndax non seulement tiitaange nit ñëpp jaxasoo nañu xamuñu fu ñu jëm. te xàmmeewuñu kii ak kii. kuy gàmmu ak kuy ras dem. te gis nañu situation bi nu mu demee ba nga xam ne ñëpp profité nañ ci. kon nañu wootewaat jàmm ndax jàmm su amee ci la ñëpp xaj. maa ngi rappelé wu en 2017. dem naa cour pénal international ànd ak maître Sidiki Kaba. CPI. ñu yóbbu fa benn tableau boo xam ne dañ doon wax la paix par la justice. mun nga aussi la justice par la paix ñaar yëpp ñoo ànd binôme la mais près livre la boo xam ne comme moo représenté tableau boobu nga xam ne moom laa wax livre àdduna. le livre de la vie. li nga ciy jàngat mooy valeur yi nga xam ne jox nañ la ko. nga war ko jëfee nag ci biir société bi. am na nag loo xam ne waroo ko jéggi sa tànk parce que ligne rouge la boo xam ne nit waru ko jéggi bu njëkk nag mag dafa doon daawul saaga. waaye tey da ngay dégg saaga ci rajo. dégg ko ci télévision bi kon est-ce que mun nga wax sa doom ne ko saaga baaxul. ça pose problème. justement mag yi politiciens ñu gis yi ñoom ñuy saaga amuñu benn maanaam orma pour population bi tamit ñu wax ko mu leer. rajo yi télé yi am nañ ci responsabilité bu rëy. parce que ñooy jël seen micro jox ko n'importe qui. exactement parce que li ko indi aussi mooy toujours mooy loola jàngat bi éducation boobu amuñu ko ci base bi. ndax tey ku aussi kii dem di defi reportage su dee explique xam na lan mooy li may liggéey lan la ndax tam du ñëpp ñooy dem di tànn seen micro n'importe qui am na ñoo xam ne nañ leen former nañ leen tàggatee am na loo xam ne duñ ko tànn seen micro mukk ci àdduna kuy saaga waaye kuy wut buzz comme ni ñu ko waxee parce que terme yooyu moo xew léegi mais amul njëriñ. ça ne nous rapporte rien du tout
waaye nag man je trouve que damay delluwaat surtout ci cosaan ak aada. homme de culture yi dañoo war a engagé wu. engagé wu ci champ bi pan bi nga xam ne le champ social. ku ci nekk ak ni nga koy defee. parce que tey suñu fekkee ne wax nañu si li may liggéey ci wàllu aar ma delloo soit par exemple lu mel ne tëddungal. dama bëgg a jàngal xale yi ne tëddungal dafa am lu muy tekki. ma expliquer leen ko. tey su ma leen waxee ne par exemple ñaanu waajur lan lay tekki. parce que tey da ngay gis journaux yi soo ko ubbee da ngay tiit. soo dégloo rajo yi da ngay tiit jiw jam na papaam. diw doon na papaam bolde yow doo comprendre lan moo ci ban monde lañ nekk. loolu nag xew ci kër yi moo wàcc nag sur le champ social. sur le champ politique. kon ñun il faut acteurs culturels yi jóg. taxaw ku ci nekk ci sa wàll bi nga koy defee muy musicien di écrivain di peintre di ku ci nekk di même homme de théâtre ñu def nag benn lëkkaloo boo xam ne dina permettre tey ñu ñaan jàmm. woote ko ba nga xam ne ni ñu ko woote woon ci mbas mi yàlla mun a dalal affaire yi nga xam ne parce que champ sur le champ religieux ñoom ñu ngi jouer seen rôle kon ñëpp il faut ñu dugal ci seen loxo ci waar wi. artistes yi war nañu jouer seen partition ci loolu maanaam wax nañu delloo leen seen xel delloo seen cosaan ñu xam lan mooy réew mi. bañ ko foowee parce que gis nañu ay politique yi xamante ne xëy na tekkuñ dara waxuma ñëpp de am na ñu xamante ne vraiment. kenn xamul lan lañu ñoom ñooy saaga ci rajo yi ñooy nekk ci réseaux sociaux yi di wax naka lu noonu ñu bàyyi xale yi tamit nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu leen neex parents yi mel ni ñoom seen bopp yëratuñu seen doom seen kër waaw yaa sa man xam naa dinaa répondre ci ñetti point wax na affaire formation ci parti politique ensuite problème mu jàmm ak rôle acteur culturel problème mu parti yi wax nga ko parce que man je suis conseiller municipal parce que je suis allé sur une liste indépendante en 2014 pour wane ni ñun ay intellectuels ay hommes de culture la ñu dañoo war a bokk mais bu ñu bëggoon a bokk comme ne ñeneen ñi dañuy bokk loolu ma yoon sax mais c'est-à-dire que loolu daf ñoo intéressé wul mais c'était une façon de leur montrer que ku nekk dafa am cër. tout à fait te ñi nga xam ne ñoo ñu toogal ci mairie yi toogal ñu ci ministère yi toogal ñu ci haut palais de la république dañoo war a bàyyi xel. ndax xam nga ñun bu ñu doon buuxante dafay graaw ñëpp mënuñu nekk président ñëpp mënuñu nekk maire mais ku ci ne fa nga toog da nga fay toogal ñeneen ñi. loolu laa waxoon Aliou Sall ma ni ko man bu ma demee élection c'est parce que damay woo maire du ma jël ma bind ko du ma tontu ma bëgg a participer ci sama gox ndax am naa lu ma apporter du ma déglu buy wut kuy koy jàppale ci culture sax ku xamul dara ci culture ministre lay jël wala maçon wala man mu bàyyi ma fa loolu moom moo tax mais boo demee ci kii seen instance yi formation moo amul ndax dañuy dajale ñoo xam ni wax dëgg yàlla xamuñu dara ci politique dañuy tàccu rek lu ñu indi ñu kii ko amul discussion man je le dis te ñi may déglu xam nañ li ma wax bu baax donc formation école yi parti yi dafa war a nekk cadre d'échange mais cadre de formation parce que moi je trouve man bu ma fa demee danaa jàng ci ñoom ndax ñoom dinañ jàng ci man dara mais moi j'apprends beaucoup ci nit waxuma la ci politicien rek mais ci nit ci nu muy fonctionner ak ki ñii seen intérêt kese la ñuy xool et cetera te c'est mauvais donc retour ci parti yi daal nañu am école de parti nañuy former seen kii ñu xam lan mooy citoyenneté lan mooy république parce que xamuñu sax république lan. non mais boo amee 400 partis ku yow xamuñu ko yore sagam. waaw vraiment c'est que aussi dañ ko war a réguler. xaalis rek la ñu wër. dañ ko war a réguler. xaalis rek la ñu wër parce que aussi 300 partis dans un pays de 16 c'est pas millions, normal. c'est pas normal ça c'est pas la démocratie c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Deuxième point bi mooy jàmm ji. jàmm defe naa ñëpp laa woote nañ ci. moi comme bon troisième point bi sax kii bon moi j'écris je ne fais pas que des poèmes j'écris des textes poétiques littérature mi ngi ci littérature 3 j'écris toujours gisaguma ku ma indil ay contradictions waaw la dernière fois bien sûr quand affaire Sonko Adji Sarr quand j'ai mon premier texte quelqu'un qui est proche du président m'a appelé pour moi je suis déçu nangam ma ne ko pourquoi parce que tu accrédites la thèse du complot je dis non je n'ai pas accrédité ci wolof la thèse du complot ci wolof
waaw ma ni ko accrédité waxuma ni complot am na dama ni yëf yi mi ngi bëgg a ëppi loxo te déggaguñu président te nag war na wax te muy cëram dañu war a wax ndax mooy kilifa réew bi ñaari yoo moo am soit yëg na yëf yi mel di dof-doflu dama yàlla baal ci wax ji waruma ko ñàkk kii soit dóoral nañ ko patate boo xam ni lu tàng xamul nu muy def moo tax mu noppi mais nag wax dafa jot dafa war a wax ndax itam ku wax te moom waxul itam du am sens waaw donc parce que ñun dañoo libre bu ñuy wax du ñu wax pour parler du kii te fa ma waxul loon wax fa la ñu mujj wax pour réew mi fa la ñu mujj ndax mooy mu wax te loolu la ko ñëpp wax te bi suñu sëriñ bu baax bi jëlee parole aussi boole ko ak jëf gis ngeen jàmm am na donc ñun jàmm ci la ñu xëj ndax itam bu fekkee dañoo nekk réew bu néew doole jàmm dañ koy suuxat di waaw ko liggéey réew boo xam ni jàmm ja waru yem sax si lam ñi rek mais si jëf ji aussi mais gisoo sëñ bi kay moom nee naa la dafa waxul rek yem ci daa jël toftal ci acte jëf te ñi nga xam ni ñoo ko séq itam dañu ko war a dox parce que da nga doo wax ri ci làmmiñ rek bu mu yem ci mais da nga koy dox ñi nga àndal aussi bu ñuy jël parole ci média yi wax dëgg yàlla ñu xam ni ñi jàmm la ñu bëgg mais bu fekkee ku nekk yaa ngi daas fanaanal di tëkkoonte loolu amatul sens. waaw mais loolu aussi ku jegi aussi loolu amul sens ku jegi aussi war na responsabilité boobu mu ni ku jegi ñoom ñëpp war na responsabilité déggoo li ma wax dama ne ñi ko séq waaw xam nga ñi ko séq ñaar la mooy ku jegi ak ñu yore nguur gi ku ci ne say nit comme jàmm la ñuy wax da nga bu ñuy jël parole dañoo war a wax loo xam ni dafay suuxat jàmm ji nga xam ni mag ñi ñaan nañ ko ba am ko te wormaal mag ñi la ndax itam mag ñi dañoo def ay délégation wax ba sonn ba yëf yi taxaw léegi bu fekkee da ngay gimmil affaire yi mais da ngay tooñ doo tooñ peuple bi rek mais mag ñooñu ak worma ji ñu leen war a may da nga leen di tooñ tout à fait léegi aussi wax nañu problème mu média yi xam nga ji yëf yi amee tëj nañ fi ay média sax mais waruñoo tëj benn média mais nag nañu waxante dëgg man je n'aime pas que yow ngay def sa émission kenn ñëw fa di tudd président de la république parce que mooy suñu ñun ñoo ko fal ñuy naan c'est un idiot c'est un poltron buxat la tapette la moo yu mel noonu mais ça c'est choquant Ablaye Wade moom mënoon na dékku yooyu parce que il s'en foutait maam la mais ku ko def Macky wala ku dul Macky ku sa morom da koy faj waaw parce que ñëpp duñu am patience parce que c'est pas normal quand même de manquer de respect aux institutions yow mën ngaa wax li nga war a wax yépp mais bañ a saaga bañ a tuutal nit ñi mais yow yaa fal kii mais yow boo nee sa président dafa idiot la mais yow yaay idiot ndax yaa ko fal yaa ko gën a idiot yow mi ko fal waaw te ñun duñu ay idiot dañoo fal koo xam ne ab placé nañ ci moom yaakaar moom nag du yàlla du yonent bi du malaaka nit la dañ ko war a jàppale bu jubalee ñu jàppale ko ni ko li nga def waaw góor boo xamee dëngal na mu déglu ñu ni ko président du nii nii lañ ko gisee noonu laa ko kii parce que ku ci ne am nga responsabilité ci li ci xew médias yi surtout nga xam ni dee na ngi ñu jox nii parole xam nga yow tu es responsable bu ma fi doon saaga mais tu es responsable ndax yaa ma jox micro yaa ma invité am nga droit réguler ku fi bëgg a saaga nga ni ko no waxal lu baax wala nga génn sama studio c'est terminé amul tax wax mais loolu kaddu yi moo yi ñu war a jël di ko teg ci nit ñi war ñu mën a xoolaat segg ko bu baax xam ni ñu koy waxee am na aussi sénégalais yi nekk bitim réew te seen réseaux sociaux di wax lu la neex di saaga nit ñi di xar nit ñi dem nañ taal kër nit ñi yow mi di wax nañ taal kër diw am nga kër fii boo taaloo kër bi mën a dem taal sa kër yow fii looy def loolu moom wax dëgg yàlla du irresponsable de weesu loolu weesu ko te du lu ñu rafetlu ndax lépp képp koo xam ne yaa ngi woon nit ñi jëm ci ay na nga xam ne ay su amee itam du la fa bàyyi waaw ndax tey aussi comme li nga ko wax réseaux sociaux yi ubbeeku à travers le monde ni toolu bitim réew di saaga am na kàddu yoo xam ne mag waru ko génne ci gémmiñam rafetul
même say propre doom dina dégg ngay génn kàddu yooyu loolu du yar du teggin te su fekkee ne yow ci noonu nga war a yare sa progéniture kon xam nga ni yow amuloo yar bi te war a tax donc ñu delluwaat toujours ci mag référence boobu foofu la suñu problème nekk ndax nee naa leen mag kenn du ko sensibiliser dañ koy yedd xale la ñu sensibiliser wax ko mu xam ne ëllëg fii la jëm mais comme ni ma ko waxee rek la racine comme je veux dire la liane reprendra toujours son cours normal soo ko jubbantee day delluwaat fa mu waroon jaar yoon ba du ko bàyyi kon li ci am mooy il faut que ñu waxtaan ci biir yar ak teggin xam yan moo la ñu indi waaye loolu pour ñu indi ko aussi dafa war a tegu ci justice absolument dafa war a tegu ci paix ci démocratie te justice boobu su fekkee ne amul parce que ku ci nekk da ngay tey jouer ci rôle boo xam ne du sa rôle man par exemple du ma psychologue du ma magistrat du ma nangam mais nit ñi ñooy taxaw naan juge bi lii la war a def kii taxaw ne la président bi lii la war a def su boobaa nag pëccoxoo day am ku nekk na jouer rôle am ci nam ko war a jouer ci aqulaayu taala am ku nekk toog si àndam sa àndam ndax bés boo wàccee sa ànd soo dellu see fekk borom ànd ya toog fa kon ku nekk na jouer rôle am mu doon ko et puis lu sincère lu honnête ci moom parce que dañoo nekk ci jamono boo xam ne aussi xàmmee loolu lu jafe la suñu société suñu famille ci boppam ñoo jëkk a disloqué ndax foofu la affaire bi amee nee naa leen ku toog ci sa biir salon di ŋàññi sa nijaayu xale yi en la ñuy jël ci moom waaw sa doom toog di la déglu di leen déglu sa nijaay a ngi nii defulu ma dara nangam foofu la affaire bi di xambe parce que wax ju su yàggee lu mooy taal réew te di ma gis ne fan yi mu am ñi ngi prôné pour la paix ñëpp dañoo war a jëm ci jàmm mais su dee nag ñi ngi jëm ci jàmm nit ñi kon ne di xambu taal bi di tëkkonte parce que tëkkonte su amee su yàggee songo mooy am te songo boobu nag mooy indi mar day taal yi catastrophe boo xam ne li ñu tabaxoon pendant presque 40 ans 50 ans day daal di naax saay te tey économie yëpp ci monde bi basculé nañu ndax tey corona bi jaar na fi situation nit ñi depuis presque at ak lu topp kenn liggéeyul tey suñ ci bëggee doole lii mais day gën a metti ba pare day gën a indi frustration mais frustration bi nañ xam ne ñëpp lay dal kon il faut que ñun ñu dellu soit ci fondamentaux yi mag ñi nga xam ne ñi ngi dem ci médias yi am na tey comportement yoo xam ne war nañ ko am bu njëkk nag responsabilité parce que censure dafa amoon loo xam ne kàddu bu ëpp soo ko waxee dañ koy dindi retardement de voix dafa amoon xaw ma ndax mi ngi am ba léegi mais tey soo waxee loo xam ne leer na su génnee day taalum réew dañ koy fay maa ngi waxtaan ak Serigne Mbaye Thiam bërki démb mu ne ma effectivement soo yoo demee ci bërëb am lu lakk dëkk ba lakk am na ku fa wax loo xam ne war ko fa woon wax ndax tey du lu nepp ngay xam wax ko parce que tey sooy wax ci Senghor wax ci keneen ak keneen ku ci nekk am na côté boo xam ne du loo xam ne war nga taxaw di ko wax ci nit ndax nag ku nekk ay doomu aadama lañu xoolal la gën a rafet nga génne ko sooy wax ci keneen ak keneen yeneen kii mais nag ñu jëlaat toujours repère ci mag ñi fi nekkoon ndax tey soo waxee mag ñu naan dañoo dépassé parce que tey ñëpp a ngi ci réseaux sociaux yi mag ñi bu ñu yeewu lu ñu njëkk a def mooy ubbi seen taal seen portable di xool lu xew WhatsApp lan moo xew diw de nangam dal na ko ba seen nit ñi xëy na sax jafe-jafe nit daf lañ ciy kontaan ndax am na ñoo xam ne daf leen di suuxat ndax loolu ñu jël nag xambutaal bi te alors que xambutaal boobu amul ñu njëriñ man tey dama gis ne suñu réew yi dama dem ci benn réew ci suñu voisin limitrophes yi du ma ko tudd mais keroog bi ma demee gis tey jihadistes yi bi ñu fa jaaree carnage bi ñu fa def ma gis ci rond-point yi nit ñi teg fa seeni mat la ak seeni fauteuil toog parce que amuñu fu ñu jëm ñu ne ci dëkk diggu dëkk bi lañ dëkk keroog sama yaram dafa dama lii de yàlla bu ñu arrivé ci Sénégal te nag suñu deful ndànk te lii ma gis nii su fa lañ nar a jëm mais heureusement que mag ñi ngi taxaw di wax te aussi régulateurs sociaux yi ku ci nekk li nga xam ne mooy sa warugar nañ ko jëmale ci loolu di waxante dëgg mooy tey soo nekkee ci wetu président nga wax ak moom loo xam ne leer na ne li ngay wax sa aqulaay taala président yëfi kat doxul parce que nii ak lii mais juge Kéba Mbaye defoon na ko fi bi mu doxul woon dafa taxaw carrément naa nit ñi dañu sonn lii ak léegi li ñu teg parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi Madou Ba wax na ko benn bopp kenn mënu ko xar ñaan ndax boo ko xaree mais cela veut dire que bopp bi doon fonctionner kon donc su fekkee ne mënuñu ko xar ñaan dañu fexe ba nga xam ne sàmm ko te aussi bopp bu tuuti tey sedd moo ma gënal boobu rëy tey metti am na ñu wax pour xale yi gën leen tàggat est-ce que waruñu tàggat xale yi est-ce que waruñu instaurer ñuy wax service militaire obligatoire bu ñu doole service civique militaire bi ñu mën a téye xale yi ñu xam lan mooy drapeau national lan mooy feu rouge bu ñëwee Dakar lan mooy savoir vivre ensemble lan mooy sa coono
parce que toog si mbedd mi di naan ataay guddeeg ba ci naan réew mi doxul te defuñu dara tamit problème la di xaar rek di talal loxo rek yaakaar na Sénégal fii moo bu ñu mën a porno ci réew mi par jour mooy may ma guddeeg ba ci loolu tamit problème la. loolu problème la. waaw d'accord defe naa dama brosse rek. participation acteurs culturels yi. xam nga waroon naa ci répondre mais comme Khalidou wax na ci te man tam. daanaka brosse naa ko ndax. man comme ni ma waxee ni man. binduma yem si maa ngi bind yeneen sur la politique et tout ça et puis dans mon quartier vraiment maa ngi jàppale jigéen ñi maa ngi jàppale xale yi vraiment dara du fa xew te dugaluma ci sama loxo te nag itam lu may kaas itam pour bokk damaa bokk toujours dama leen ni ci laa bokk bu ngeen ma boolee ci laa bokk su ngeen ma boolewul ci laa bokk par force waaw te loolu la ñu war a comprendre c'est pas parce que des fois dañ naan pourquoi Khalidou wala Momar Gueye du nekk ministre mais ñun bëgguñu nekk ministre bëgguñu nekk député dañoo bëgg rek ñooñu di ñu laaj seeni xalaat ñu di leen jox suñuy xalaat ndax ñun li ñuy def doy nañu ndax itam ñun li ñuy def comme ni ma ko wax politique la et puis une bonne politique waaw ndax ñëpp mënuñu def la même chose dëgg la waaw léegi aussi xale yi Khalidou wax na ko xam nga amoon na instruction civique lu ñuy jàngale ci école yi ak yooyu mais boo gisee aussi itam école yi c'est bien que xale yi ñu tàggat leen mais comme niñ ko comprendre tout bala ñoo tàggat gone yi mag ñi ndax weñ gaa ngi bañee mbàññaxaar yar mag ñi naar bu ndaw wax ca berkeele ba la ko déggee parce que bu fekkee dangaa nekk sa famille pap xuloo loolu rek a fa am ay wax yu salte mais bu fekkee da ngay juddoo foo xam ni fii tam wax yu sell moo fa am mais vraiment loolu ngay gimmee donc et puis école yi vraiment il y a l'instruction civique il y a aussi les foyers socio-éducatifs léegi sax dem nañ ba def gouvernement scolaire mais nag aussi dañuy def ay structures yoo xam ne man je suis un enseignant j'ai été proviseur j'ai été conseiller du ministre Souran que Dieu ait pitié de son âme waaw léegi mais boo defee structure ba pare bàyyi ko encadré woo du am finalité man quand j'étais proviseur mooy taf yëngal yi moi-même man maa doon encadré foyer bi loolu mooy taf je travaillais ak xale yi man maa leen di seen programme maa koy def ak ñoom dañuy toog école bi structuré ko il y a 3 catégories d'élèves il y a les responsables de classe qui doivent être ñoom ñoo war a nekk auxiliaire bët ak nopp administration bi il y a les délégués de classe ñoom ñooy porter revendication yi ñi nga xam ni foyer nga xam ni culture discours yi conférence yooyu la nga structurer leen ku ne nga wax ko lan mooy sa yelleef ak lan mooy sa taxawaay ci école bi mais dañuy former autorités yi topp bàyyi leen nii la ils sont mais non foyer libre dafa autonome l'autonomie ne signifie pas une indépendance totale mais boo bàyyee xale yi rek ñoom ñuy diriger seen bopp ñun nga am nga gouvernement am nga président am nga ministre am nga ceci mais xamuñu lu ñuy def mais dem plage rek ban finalité lay am dem plage mais voilà ak ay organisé yu amul sens donc il y a toutes les structures ko dañ koy créer ba pare mu am tour mais c'est vide ndax mag ñi ci waroon a jàpp duñ ci jàpp loolu la et puis am na temps boo xam ni le festival interscolaire de théâtre mais amoon na solo c'était formidable ndax c'était le théâtre véhicule ay idée la d'ailleurs boo demee ci la naissance du théâtre au Sénégal avec William Ponty tubaab yi bu ñu buggee xam cosaanu seen africain yi xam nu ñu leen di gën a noote li Georges Duhamel di wax la méthode d'heureuse colonisation nga xam ni amul fital amul noot mais ci xel yi théâtre la ñu jël dañuy ñiy dëkk Casamance boo demee Casamance nga gëstul ñu nan la ñuy defee mariage foofu nan la ñuy defee kii ñi dëkk Guinée nan la ñuy fale ak et cetera noonu la ñuy jël ba Maurice Delafosse bu bindee ay sur l'âme noire mais du sénégalais moom la ñuy tuddee lycée bi mais ñoom ci ñun la ñuy kii gëstu tout simplement donc théâtre véhicule la commencé woon nañ ko mais tubaab yi alliance française moo ko doon def ak
institut français. mais ñun suñu ministère de la culture. ban rôle la. c'est-à-dire que yu bëri ñun dañu koo bàyyi. bàyyee def politique politicienne mais li am fulla di seetaan. parce que tudd nga léegi Serigne Mbaye Thiam je le salue au passage mi ngi may bu ma dee déglu. parce que on m'avait confié pour la relance du théâtre à l'école. ba ma defar TDR bi ak yëpp. ba pare mais. furaas. ci trois dalu xëddeen ci trois yi. waaw xam nga yu mel noonu. waaw yu mel noonu moo tax na itam dañuy wax rek. ndax lu ñu wax tey bu ëllëgee ñu waxaat ko. alors que solution yi ñu ngi fi. yomb ba bëgg a dee na. mais nañu wax rek nañu wax. xëy na seen nopp daañu ubbi. lool rek la ñu dégg mais xale yi daal. man comme ni nga ko waxee xale yi. mag ñi ñoo war a jël seen responsabilité. absolument. ku ci ne boo defee sa cër ndax xale yi dañuy topp rek. ndax yow bu fekkee am nga njiit boo xam ni bii mi ngi def liggéeyam vraiment xale yi bëgg nañu modèle man damay kii rek anecdote la du pour bàkku wala dara. man quand j'étais proviseur à Joal par exemple benn suba damay yeewu ñëw heure dugg classe jot xale yi daje ci cour ba fa ñuy defee levée du drapeau parce que man école bu ma dem lundi toujours dañ ma naan nañ def levée du drapeau fa ñuy defee levée du drapeau ñu lever ba pare taxaw fa ma taxaw professeurs yi taxaw buntu saal bu xale yi bougé ma ñëw ni di jëm ci ñoom ñu ni ma non bu fa dem xale yi nangam ma ne non j'y vais ma ne leen qu'est-ce qui se passe ah non c'est que on veut faire une AG ma ne non de taxaw leen da ngeen bëgg a grève woo jo le portier ni ko ubbil bunt yi mu ubbi ma ne leen nag da ngeen bëgg a def AG bu ngeen fi defee discours sax dafay gudd te vous allez perdre du temps te da ngeen a bëgg a dem professeurs yee dañoo yàkkamti ngeen def seen AG ba ñu ñibbi ndax bu bac jotee ñoom ñoo koy def yéen du ngeen ko def man Dakar laa dëkk sama jabar ñëw na damaa bëgg ngeen gaaw dégager sax ba ma dem ñu taalal ma cuuraay léegi nag soyons démocrates ubbi nañu buntu école bi ku bëgg a génn na nga génn ubbi nañu buntu saal yi ku bëgg a dem saal na nga dem saal won leen ginnaaw mais bi ma eggee sama buntu bureau geesu ñépp dañu jugal dem classe à la fin bi may wàcc benn xale daf maa dab monsieur ma ni ko lan la mu ni ma je voudrais être comme toi quand je serai grand. absolument c'est important ça. tout à fait c'est très important. Absolument. dañuy wax xale yi est-ce que mën nañu tàggat leen. de formation éducation civique bi renforcer ou bien sax kii militaire cérémonie obligatoire. xam nga loolu baax na man je pense que dañu war a actuellement. parce que réew mi ba nekk camp militaire. dañoo soo dem ci Sénégal fi am na camp militaire. exactement dañu war a région yi mën nañu jëlee xale yi par chaque année. tout à fait vacances yu citoyennes yooyu. balaa ñu xaaj di ko concert di ko musique. tout à fait baax na gaa musique baax na gaa. mais ñu dugal ko ci xale yi ñu leen di former ci camp militaire yi pendant 3 mois de vacances yi. loolu man je pense que il faut que ñu procéder à une rupture profonde. absolument de nos mentalités de nos façons de faire. il faut que ñu dellu soit xam ñun ban projet de société lañ bëgg. ndax mënuñu toujours di def ay slogan yoo xam ne après du am suite. waaw xale yi dafa amoon ay centres culturels régionaux partout dans le Sénégal. voilà ñun ñëpp ku ci nekk presque jaar nga fa. tey suscité na ay vocation nga dem gis fa artiste buy dessiner mu suscité ci vocation nga ne ah ci centre culturel ba ma demee lii laa fekk nga dem ci beneen salle fekk fa nit ñi di def théâtre nga dem ci beneen salle fekk fa nit ñi nga dem après dem ci bibliothèque ba pour mën a lire. absolument loolu lañ war a delloo siwaat mu nekk fondement yoo xam ne mooy tax ki ne ci quartier bi jàngiwul école su mu dem am temps bu mu toog foofu occupé wu ndax da ngay dugg ci centre culturel gis ku yor guitare toog ci benn roq di guitare mais ëllëg mooy doon le prochain grand musicien de ce pays là. te loolu ay vocation la. mais bu fekkee nag delluwaat nañu toujours ci éducation bi comme ni ñu ko waxee que parce que mi ngi wax gouvernement scolaire man loolu je pense que c'est juste des slogans loolu su fekkee ne def nañ ko ba pare te amul suivi amul suite amul njëriñ. ndax li ci andi mooy toujours mooy prolongement li ñuy wax vacances citoyennes gëwuma ko. je ne crois pas à ça li ma gëm. mooy su fekkee ne def nañ ko ren def ko déwén nañu évaluer ñun li ñu defoon ana garab bi ñu fi saxaloon. ca wetu jam ñaaju est-ce que màgg na wala màggul. parce que quand même dañoo jël deniers publics dugal ko foofu topp délégation ñu wër Sénégal naan dañu samp ay garab am na ay jamono gis nañ fi garab yu bëri ñu fi samp yoo xam ne mais loolu pour man c'est des slogans politiques
li am mooy nañu def lu dëgg su fekkee nañu reboiser nañu wax population bi yëpp. ñu àndaloo ci benn élan. wax nañ ñëw parce que fii war nañ ko reboiser war nañu def ay forêt classée war nañu nangam. tey su fekkee ne war nañu def par exemple tey Dakar soo gisee dañu étouffé. soo demee ci région yi tey mi ngi commencé am même rythme de vraiment même rythme bi Dakar am ba nga xam ne nit ñi dañu étouffé kenn xamutul fan nga war a dëkk exactement. parce que nit ñi xamutuñu lan la ñu war a def. li ko indi nag mooy ni nga xam ne tey dañ leen a jox cër ñoom ñoo war a def liggéey parce que il faut dire que le président de la République mooy le chef suprême de la nation. Absolument. mais mënul nekk partout. mënul wàcc tànkam fu ne mu dem fa di xool lan lañ dañoo jox ay nit ay responsabilité tey ñu ne la yow yaay directeur nangam centre culturel bi yow da ngay réinventer loo xam ne lu bees la nga mun ko imposer ministre même bi am des fois dina jox délégation yoo xam ne tey nit mënul dellu soir naan ko wala ministre bi non parce que nit ñi ñu fal ñoom ñoo war a def seen liggéey te suñ ko defee mooy indi tey mu am résultat boo xam ne mooy impacté ci xale bi mu màggandoog loolu tey mu am surtout vocation moo xam day nekk peintre day nekk musicien day nekk homme de théâtre wala yu demee noonu mais malheureusement loolu yëpp amatul li ci indi nag mooy ñun comme ni ma koy waxaat toujours foog ñu ko ne di wax ndax foog ñu ko ne di wax mooy tey su lakkee léppay lakk absolument te loolu mardey taali yàlla bu mu ñu arrivé ci Sénégal ndax li ñu gis mu xew ci dëkk bi ci sous-région bi loolu ñaanuñu yàlla mu yegg fii ci Sénégal ndax su yegsee dina gën a metti beneen aspect bi mooy sur le plan social inégalité yi foog ñu réguler ko tey gis naa ne xale yi ndongo daara yi ñi ngi ci mbedd bi di taxawaalu xàmme ñu kan mooy enfant de la rue kan mooy enfant talibé yaa une pëccëxoo dafa am ci côté boobu ci xayma bu ñu def fan yi xayma bu ñu Mamadou Abdoul Wane nee nañu enfant de la rue par an 5 milliards de francs gis nga 5 milliards de francs la ñuy indil ñu leen di yalawaan loo mais justement parce que man bi ma gisee situation bi ci mbedd mi naqari na ma mais ma ne comme amatuma bu njëkk dama doon jël xëy na jàppale sëriñu daara ma xam ne li may jàppale dem ma wàcc ci terrain bi formé 150 xale ay ndongo daara essayé leen mais affaire bi dafa mel na su jeexee rek beneen koor te kon du dafay jafe li ko war a indi mooy nag léegi il faut que ñu jël suñu courage à deux mains man dama doon demander solennellement au gouvernement du Sénégal nañu def ni école française def ñu def ko ci ndongo daara yi nañu créer ay école formelle yoo xam ne xale bi fii lay jàngee ñu joxoñ ko baaraam ne ko fii ngay jàngee système bi ñu def case des tout-petits war nañ ko mën a def pour xale yi ndongo daara yi pour que effort bi ñu ci def ak volonté bi ñu ci def tey su fekkee ne arrivé nañu tey tabax ay écoles yoo xam ne formelle xëy na y a des daara moderne ñuy wax mais ba léegi pour man doyagul des na il faut que ñu gën ko suqaliwaat parce que ministre yi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàll woowu ñu gën cee defar ay jéego def plaidoyer bi et puis ensemble ñu fexe ba xale yi ci mbedd mi génn ndax xale bu màggee ci mbedd mais kooku mënul am repère c'est pas possible yaayam du toog ci mbedd di yelwaan mu toog ci wetam di ko jàppale di récupérer kon moom tàllal loxo rek lay xam kon loolu mënu cee màggee mën a développer réew ci loolu parce que loolu lu ñu gis Sénégal dafa doy waar boo demee sous région bi ni Sénégal bare ay yelwaankat waaw bariwul ci sous-région bi. waaw c'est soo demee Guinée Conakry par exemple bi ma xam boo demee Guinée Conakry rarement ngi nii di yelwaan. waaw et pourtant Guinée gënul lu naat Sénégal. comme ni ma ko ni ngeen ko ni ma ko waxee woon rek Sénégal dafa ubbeeku. ñu bëri. importé dañuy ñëw. tax fii comme nit ñi dañuy yéwén ci sarxe. waaw dañoo gëm xarfa xuufa dañuy kii. mooy sëriñ bi nee la suba boo yeewoo sargal. waaw loolu la léegi aussi xarfa xuufa yi comme niñ ko waxee. gëmuñu liggéey dañoo gëm xarfa xuufa. da ngeen ni dañu war a wax rek. xam nga bi ñu war a daree wax léegi yàgg na de. nañu wax rek. mais problème mooy wax bi. est-ce que dañuy déggoo. est-ce que da nga déggoo mooy li ma bëgg a wax mooy quand même bu fekkee comme ni ñuy waxee tey ñi ngi wax loo xam ni ñi ngi wax ni ñu war a waxee ak fi ñu ko war a waxee ñi ko war a déglu di ko dégg parce que ñun ay wolof lañu dégg nañ ñun ñëpp wolof mais bu fekkee li am maanaa yëpp nag duñ ko waxee ci kàllaama bi nga xam ni ñëpp déggandoo nañ ko loolu dafa am problème waaw moo tax itam loolu buñ koy sàgganee tant que jàngale bi man contre ma tubaab yi mais langue nationale ndax tubaab yi daf ñoo apporter man bokkuma ci naan dégage France dégage d'abord ñu koy wax sax gëmuñu ko ndax buñ ko gëmoon dañ naan France ca xaj duñu wax France dégage dañuy wax wolof waaw donc yàlla moo ñu boole ak ñooñu ñun dañu war a rentabiliser suñu partenariat parce que nag comme De Gaulle ni mu ko waxee rek les pays
les États n'ont pas D'amis. d'amis, ont Ils des n'ont que des intérêts. intérêts, tout à fait. Parce que pour li ñu war a revendiquer mooy partenariat gagnant avec la France ndax bu ngeen toogee di négocier wax dëgg yàlla dafa am xel nga am xel suñu président bu nekkee président France bu fekkee signé na fa loo xam ne nag ñun ñoo ciy gaañu du fotu français yi dëgg yàlla. kon dañu war a góorgóorlu man benn pays mënul développer boppam léegi Mais même am- États-Unis mënu ko mais am na beneen système bi tubaab bi commencé dugal ci réew mi temps yi xëy na sénégalais bàyyi ci xel bu baax seen médias yi waaw France 24 RFI non mais et bu ñu puis defee ñu bu ngi ñu def demee ay- bu ñu defee bay en def langue nationale émission fulfulde ak yooyu xam nga man du j'ai suivi du pour mu neex ñu dafa am fu ñu jëm. non mais est-ce que ils ont yeewu compris est-ce que ñun yeewu nañu ba xam fu ñu jëm. waaw ils ont très compris mooy li ma la wax rek depuis le début depuis colonisation bi ñoom toujours danañ fexe ba nuñ lay roofoo ba xam say mbóot fa nga jëm xam nga wolof moo wax bu ku xam fa nga jëm doo fa egg. waaw tubaab yi itam xam nga seen intérêt bu ñu xamee ne ñun bu ñu jëmee fii lu baax ci ñun la du baax ci ñoom dañuy fànq mais ñun nag ñoo war a góorgóorlu wax dëgg yàlla. ñoo war a góorgóorlu tout simplement donc comme li ñu doon wax xale yi ay vacances citoyennes ak yooyu xam nga ñu mérité vacances citoyennes mooy ñi nga jàng ba am seen agrégation Jërëjëf, ba pare defe ni ay tubaab lañu te xamuñ sa réew tubaab bi jóge fële moo la gën a xam sa réew mais man bu ma doon suggérer ministre de l'éducation les bourses académiques là qu'on offre mais da nga koy jox benn ku pare mémoire am nga delloo ko ni ko demal defal ma benn monographie ci sa réew ndax boo bëggee sa réew te xamoo ko noo koy jëriñe dara. doo jëriñ sa réew parce que les tubaab sont intéressants da ngay dem ba am sa kii ñu yóbbu la pour t'éloigner de ton peuple pour que éloigner moo tax ñi fi am ñëpp xam nga bu ñu ñëwee feneen la ñuy dëkk du ñu bëgg a dem ci banlieue bi xamuñu dañuy tubaablu kooku nan la lay dimbalee réew costume cravate. donc boo jàngee ba mu leer man moo tax defuma thèse ma thèse j'ai refusé de faire ma thèse parce que thèse compilation Pascal a dit Victor Hugo a dit man je travaille sur le théâtre sénégalais mais li sénégalais yi bind laa xool càmbar ko comparé ko ak ay xaxar comparé ko ak taaxura comparé ko ak simb comparé ko ak ndëpp ak yooyu moo am njëriñ waaw vraiment c'est ça qui est important loolu la ñu war a def du xale yi ñoo war a def vacances citoyennes mag ñi jàng ba pare dañoo war a dem jàngiwaat seen bopp très bien. waaw soo bàyyee waa bitim réew ñëw sa langue nationale sa bopp ñu la koy jàngal dafa am fu ñu jëm. waaw am na fu ñu jëm foofu sax bay ma juste ma delluwaat ci vacances citoyennes parce que tey su ñu wax vacances citoyennes ma gëm naa ñi jàng ci université yi xam lan mooy garab lan mooy njëriñu garab lan mooy njëriñu ndox ñu dajale ñoom ñëpp ñu def vacances citoyennes boobu su ñu demee dinañ xam nan la ñuy sampee garab ba garab gi dund malheureusement dañuy jël nit ñi ñuy nelaw sa kër ñu fëgg la ne la kaay àndale rek ngay wër di samp te xamuloo sax li ngay samp lan la kooku tam problème la man effectivement li nga wax nii man RFI contacté na ma pour ñu émission en fulful bi dafa ma jaaxal ba ma dem mais comment nan la ñu mën a jékki-jékki rek xalaat di def émission en fulful de mais c'est normal parce que dañu nekk di liggéey waaw di gëstu xam nga ñun dama yaakaar ne dafa am benn moment boo xam ne peut-être dañoo fàtte lan moo ñu indi fii ci suuf ñun africains yi tey corona bi wane na ne encore yeggaguñu fenn ndax ñi ngi xaar vaccin bu jóge bitim réew te tey waroon na fekk ñu dugg ci risque kon il faut que ñu dooleel recherche gëm suñu bopp waaw. gëm dooleel science ci suñu réew gëm suñu bopp pour que ñu li ñuy def ñu mun koo dëggal parce que tey su demee Madagascar ba dem di proposer nga xam ne tey ñun war na tey kon suñu scientifique yi war nañu gën a góorgóorluwaat ci loolu su fekkee ne tey aada boo passé na par exemple ñu dem ci par exemple wàllu jokkoo soo gisee tey dëkk bi am benn pëccxoo benn jaxasoo c'est parce que nit ñi fi ñu waroon dem xamatuñ ko xamatuñ ko mooy nag il faut que ñu dellu soit fa ñu jóge woon ndax bu njëkk da nga doon ñëw ci pénc bi ni ñëpp toog ñu waxtaan ku ci nekk wax ci sa aqulaay taala li nga gëm xam ne lii nga wax gëm nga ko te tey suñu la ko tegoon sa loxo ci kaamil nga gëm ko mais da nga gis koo xam ne dina wax tey su paree su waxee ne tey léegi dafa jaune une heure de temps mu changé ne la dafa rouge finalement nag loolu dootu repère te loolu ça nous pose des problèmes voilà temps bi jeex na. temps bi jeex na di gërëm di leen sant. di gërëm Kalidou Kassé artiste peintre
di gërëm tamit Modou Ba Fall écrivain doon waxtaan réew mi cosaan réew mi ñu xam ne bu ñu bàyyi suñu cosaan ñeneen ñëw jël ko bu tubaab bi ñëwee fii ne ubbi fi ay rajo ubbi fi ay leneen Sénégal lu fa xew même bu dee benn brin moo tax ñu wax ko du pour mu neex Sénégalais yi dafa am fu ñu jëm dafa am lu ñu bëgg fekkee nag réew mi yeewuñ nag ci loolu gars yi jël suñu réew mi ci communication Alassane foofu bëggoon naa nga mayaat mu tuuti waaw ma rappelé waat tuuti ci wàllu caada ak cosaan ayca ndax tey dañoo former ay xale def leen ay comment dirais-je animateur culturel ci centre culturel régionaux yi ñoom ñoo ci nekk am na ñoo xam ne dem nañu bolomee jàngi tey suñu demee ba centre culturel ay français italien allemand ñëpp installé wu suñu dëkk ñun kon cela veut dire que coon bitim réew liggéeyaguñu lu tax ñu mën a xam suñu caada ak suñu cosaan kon nañu jël ñooñu nga xam ne formé leen yóbbu leen foofu ñu défendre suñu culture mun li nga xam ne suñu caada yëpp ñu mun leen ko jaay parce que loolu mooy tax tey ñoom suñu dellu see xam nañu am nañ ci luñ toog ñeen doog jàmm di leen gërëm di leen sant merci ok merci beaucoup amee boy grand ça va xam naa di nga ma wax dara nag